Maktoum Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. xel na ma nu ma xamee Pape Diop mu présenté ku mel ni mu di ko représenté Assemblée nationale je pense que bëgg rek am ne maa fi ne am na ñoo xam ne seen sànq lañ sax waru waxal askan beneen bi topp mooy li mu wax li lay wan ne du dëkk mooy dafa ne président bi jàppalewul Issa Sall fen bu njëkk bi foofu la commencé moo ko sañ a wax mais Issa Sall sañu def conférence de presse wax loolu sañu ko parce que bu ko président bi jàppalewul woon kenn du ko xam kenn xamu ko Issa yàgg na def politique ku ko xam ñu ne ko yow la njabootu Serigne Moustapha Sy nga xam ne su yëkkatee loxoom ñun ñu dagg il faut faire très attention Issa nous connaît et on le connaît ay jigéen lañu xam nañu yabuñu parce que ñun ay jigéen lañu waaye nee naa leen sànqalu Serigne Moustapha sax nit du ko yab parce que ñun dëgg la ñuy doxal du ñu tooñ mais ku ñu tooñ nag dinañ ko defante ak yow moom nag dafa foog ne wax ji dafa jeex parce que li mu wax gisul gravité bi sànq lañu Serigne Moustapha sax kenn mënu koo jënd man j'habite avec le président de la République nañ ko laaj est-ce que je suis accessible ñun nag moom bu dëkkoon foofu wallahi la azim këram lay añee di fa reeree kon ñun ay ñaar dërëm ak ñett dërëm feesul suñu bët président du parti moo fees suñu bët société bi askan bi moo fees suñu bët kon na xam ne mbir mi du fi yem dañu dalal seen xel pour wan leen kii jarul tontu parce que kuy saaga kilifa boo demee sax day saaga ay waajuram te kenn du ko yëg yéen xeex bi nag du fi yem man de assemblée kenn mosuma gis ma xuloo kenn mosuma gis ma xeex yar laa fa am ak teggin da ngay dem sax doo xam ndax opposition laa bokk ndax ki ma fa représenté moo tax man li ma xam mooy di wax loo xam ne day jariñ askan démocratie des idées loolu laa mos a gëm waaye moom li mu xam yëfu bandi la xam bandi nag bandi moo koy fekk dinañ ko wan ne ko duñu moromam président bi moom waxuñu sax waxam ndax moom yëngalu ko sax mais dinañ ko wan ne ko duñu moromam dañ leen di rek artu wan leen kii jarul dara du ci assemblée du ci ay mbokkam du ñu mu àndal ñépp a ko wetti du fi yem nag la lutte va continuer dinañ ko teg ci yoon waaw te loolu foog naa ne directoire bi ak responsable parti bi dinañ ci jël seeni responsabilité parce que ku ay millions de personnes topp du ñu bàyyi ku dul kenn ku xamul sax foo jógee su ma leen waxee li ko waa assemblée bi di wax bi def wallahi tallahi da ngeen ne du dëgg li ko xale yi di ko wax foofu góor ak jigéen mag ak ndaw su jëlee kàddu la ñu teg ca deram rus naa ngay tuddee woon lenn di koy teg sa der donc dañ doon leeral rek pour wan leen ne du kenn donc il ne vous dérange pas c'est que maître chanteur day wax pour am xaalis c'est tout day wax rek pour am xaalis te su weddee li ma wax na jël kaamilu ak ne damay tan waaw man intéressé wu ma franchement lu nit ku baax waaw dafa soxor dafa iñaan asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi rafetlu kàddu yi honorable député wax dafa am benn homme politique français bu waxoon muy Georges Clemenceau dafa waxoon benn bés ne politique li ci doy waar nee na mooy activité boo xam ne mën naa fexe ba aw teeñ di sóoru gaynde nee na da ngay fekk aw teeñ moom boo ko faydaa rek mu jeex nee na politique nag mooy may aw teeñ muy sóoru gaynde kooku mooy bu njëkk bi parce que am na ñoo xam ne nii parasite lañ ci société ni teeñ mel ci bopp parasite noonu lañ mel gaynde nag fu mu riiree bañ nañ ko ba sax mooy pincer tous les koras frapper les balafons le lion rouge a rugi mooy suñ bàkk kon ñuy tolloowuñu dafa fekk nag wolof dafa ne saay-saay waxul dëgg waaye yàq na xel fa yow man àgg voilà moo tax rek waaye jarul woon tontu bi ci des tamit li doyen Cheikh wax war nañu nag bàyyi xel ci société bi ni ñuy defee politique ndax politique bu fekkee
mooy wër di fen kon xamuñu fan lañ jëm. Sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy daf ne woon nee na bàkkaar bi nga xam ne nii bu ko malaaka déggee xëm nee na mooy fen. moo tax suñ mbokk ma tegoon ci ne kon Sénégal malaaka yëpp ñu ngi en commun ndax bis boo xëyee da nga dégg kilifa te kilifa bi ci des tamit moom ñu ngi koy wax ne ko li mu def mensonge public la c'est des mensonges publics et c'est un flagrant délit kon citation lañ koy jox direct citation direct lañ koy jox xaw ma fu mu mën a nekk nag fu mu mën a nekk citation direct dañ ko jox. Il va répondre de son acte na xam ne ki mu laal kenn du ko laal ki mu laal kenn du ko laal baara dolli ay nelawam jeex na fii ci Sénégal. Il faut que ça soit clair et c'est un signal que nous donnons à Bara Dolly et aux autres. Il faut que ça cesse. Attaques yi dafa doy contre-vérité yi dafa doy diffamation yi dafa doy complot yi dafa doy manigance yi dafa doy ça ne passera pas. Donc c'est au nom du directoire que nous vous adressons ces mots. C'est au nom des mouvements ba ca jiitu muy mouvement des femmes nga xam ne sa présidente soxna Ndeye Coumba mi ngi nii toog kenn ëpp ko engagement. C'est au nom de la jeunesse pure bi suñ mbokk Habib Ndiaye jiite. C'est au nom de tous les responsables du parti comme un seul homme ñu ngi wax ne bouclier lañu un bouclier solide et impénétrable autour du président du parti. Loolu dañoo bëggoon mu leer. Pur ni muy defee politique bokkul ak ñeneen ñi ñuy defee politique. Ni président pur wuuteeg ñeneen président parti yi noonu la doxalinu pur ci politique wuuteeg yeneen parti yi. Il faut que loolu mu leer. Valeur moo leen ñor askan wee leen ñor dëgg moo leen ñor. Je pense que loolu war na leer parce que kuy wax naan am na yoo xam ne sax revenir ci vraiment amul sens. ñun daal li ñu bëggoon a wax mooy lii kaddu yi na ko ñëpp yóbbaale xam ne pur du beneen parti sëñ Moustapha du beneen président. Il faut que ça soit clair kon doyen Cheikh su fekkee am na loo ci tegaat pour conclure ñu jox la mais on tenait vraiment à dire ces mots-là de la manière la plus ferme et la plus catégorique pour que nul n'en ignore. Je vous remercie de votre aimable attention. dafa mel ni kat mënoon nañu yem fii rek ndax lii suñu mbokk mi wax suñu camarade bi wax doy na sëkk wante dafa fekk ne rek am na loo xam ne jar nañ ñu wax ko tuuti leeral ko jaam yi ñun ñëpp ay jaam lañu suñu boroom bi ñu bind moom lañu war a ragal certes wante nag dëkk bi am na ay sages yu fi nekk comme am na aussi ay saay-saay yu fi nekk te président bi boo gisee keroog bi ñu toogee di tànn kan moo war a nekk président bi nga xam ne moom la ñu jël comme candidat au niveau du PUR lu mu ñu wax seet leen tànn leen ci compétence kan ngeen tànn ci compétence ñu ne ko Issa Sall mënoon nañ ko wax sax tànnal ñu te loolu moo jaadu woon ndax vision bi c'est une erreur mu ànd ci ak ñun kooku bu ñu demee bay wax naan àndul ak parti ak li mu ci daj je prends à témoin les journalistes yi ñu accompagné woon journalistes yi ñu accompagné woon gis nañu li ñu daj ak li président bi daj ci parti bi kon nag moi je pense que il faut avoir raison garder nit ki bu demee ba xam ne moom toog na ñu def élection yi jeex le président du parti wax ne dañu daje ñun ñëpp ñu def réunion xool li doxul ci parti bi ak li dox ci parti bi moom mu ne loolu du ko def
te du président coordonnateur la mais quand même on est un parti politique dañ la jiital élection yi jeex na mais au moins ñu toog xool lan moo ci erreur lan moo ci doxul ak loolu mais bi ñu ko waxee mu ne moom du ko def ñu convoqué ko ay réunion ñëwatul ñu bañ loolu am ñu jóg ne léegi bi ñu ko convoqué dañ koy def par la poste ak accusé de réception ñëwatul donc kooku bu demee ba ber partenaire ak li ci xew yépp ñun ñu am mànd bu toll ni bàyyi ko mu doxal partenaire mais bu demee rejoindre ñi nga fi mu féete mais de grâce nañu bàyyi ñun ñu doxal suñu parti mu bañ am continuation bañ am leneen parce que jaaxal na ma Bara Dolly yow nga ne opposition nga bokk ba pare demati encore di wax naan man fekkee naa wax naa ni Issa nii ne la demee loolu tey na xel parce que tamit nit ki mën nga wax sa wax wala nga tax fabriquer sa kàcc ba mu nekk jëm mais nopp bi koy déglu ak xel bi koy xalaat loolu rek dafa doy moo tax du ñu gën a guddal waaw vraiment encore ñu ngi leen di remercier te lii xëy na point de presse la xam naa yàkkamti ngeen ñu toog def ay échange te dina am incha allah dina am parce que vraiment dëkk bi aussi yéen ku ci am solo la parce que yéenay leeral te vraiment pur de xanaa ñoo leen xamul mais ñun fonk nañ leen dafa fekk nag kii togg te li ngay togg ñoragul waaw foog nga bàyyi ba mu ñor ngir nga mën ko yàq waaw ci gàttal loolu la boo leen ñu woowee gisu leen ñu ngi tëggaat suñu programme te bu soobee yàlla pare na boo leen ñëwee ñëwaguñu c'est parce que aussi ku dem di wax ndax wax dafa di loo xam ne bu génnee dootul dugg nit mën na juum jéggalu boroomam mu jéggal ko mais politique dafa doy waar te vaar baa ngi fi te yéen doo leen bàyyi kenn ci loolu ku wax ngeen ne yaa fi waxoon lii ñu nag sant nañ yàlla ba suñu président ci constance bi mu nekk yar ñu ci am vision bi jouer aussi démocratie fi may terminer rek mooy ñun suñu congrès bi ñu koy def jar nañu leeral ko poste bu nekk dañu ne ñan ñoo bëgg a postuler ci poste bi ku nekk yëkkati ñu def élection libre poste bu nekk noonu lañ ko defee je pense que démocratie fa la yem xëy na nag am na loo xam ne mu ngi ñëw ndax bi ñuy def législatif yi te foofu lay daanelee gisuñu leen bien que yeneen suñu mbokk yenn presse bi da ngeen ñu ofoon te nag jar na leen ngeen ubbi ndax bi ñu demee Linguère bu ñu toogee ba journaliste France Internationale RFI topp ñu ñëw nañu am na surprise buy am ci législatif yi dina ban mu ne yéenay doon surprise bi te boo koy xool parti yëpp dañ def coalition ay 80 partis ñii ay 40 partis pour am député yi ñu am ñun ñu demal suñu bopp am ñetti député boo ko doon diviser tey jii ñun mën nañ nekk 2e ou 3e parti de ce pays mais nag lépp rek dañ koy def ci yar ak teggin vraiment nañu bàyyi ci yar ak teggin bi bañ ñu tooñ waaw c'est ça loolu daal ci gàttal moom laa bëggoon wax waaw vraiment encore xel day fattu Mame Moussa moom mooy adjoint coordonnateur national bi yor Dakar département Dakar moom moo ko yor di def liggéey bu mucc ay ñu ngi koy sant ci taxawaayam tamit di leen sant yéen ñëpp maa ngi jéggalu nag ci guddal bi xaaral ma jox seen donc merci na Merci beaucoup, doyen. Comme il l'a dit, sur le présidium, il y a le responsable de la logistique, M. Bakegay, la responsable du mouvement des femmes, Sokhna Ndeye Koumba Diène, sa vice-présidente et en même temps députée à l'Assemblée nationale, honorable député Mbossé Guiro,
votre serviteur Cheikh Tidiane Sarr, l'honorable député et responsable donc des relations publiques, notre cher ami et grand-frère Cheikh Tidiane Ndiaye, le coordonnateur national adjoint Mamoussa Kane. Il y a aussi d'autres responsables qui sont dans la salle, même s'ils ne sont pas sur le présidium, et les militants venus pour assister à ce point de presse. Merci encore une fois et à bientôt. On aura l'occasion de discuter d'autres questions d'intérêt national, sur des questions aussi internationales, très prochainement. Merci, la séance est levée et à bientôt. Pharmacie Al Maktoum li kulli daa'in dawa jàngoro bu ne am na saafara tax Pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi yow mi amee ndoxu siti sa yaram di tàng sa kawar di ruus say tànk di xar gaawal jokkoo ak Pharmacie Al Maktoum hémorroïde nga amee interne wala externe sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine maanaam gémmiñ gu am xeet ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gi néew kàttan yow mi amee diabète bul ko waaj gaawal jokkoo ak Pharmacie Al Maktoum ba nekk ca Grand Yoff fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak biti réew cat moo la sonal ubbeeku nga bëgg ba ci bayre istixaara gaawal jokkoo ak Pharmacie Al Maktoum ci 77 417 70 78 Pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi bu ngeen jokkoowee ak Pharmacie Al Maktoum xeetu jàngoro bu ngeen mën a am ba ci listixaara bay rek ubbeeku génne cat ci sa yaram woote leen gaaw ci 77 417 70 78 Pharmacie Al Maktoum nuurun ala nuur. يا ربنا ربنا فاحضرنا بجاه خير العالمين mbokki Sénégal ak diaspora bi asalaamaaleykum nasrullah ndimbalu yàlla ñëw na Serigne Ahmed Bachir Ndiaye di borom xam-xam bu ñëpp ràññee moo leen indil garab bu yéeme di nasrullah waaw nasrullah di faj wàllum sperme maanaam góor gu am jafe-jafe am doom ndax spermem daa néew wala amul walax njaan yi tax nga mën a am doom bu dee sa sperme daa néew nasrullah da koy yokk ba mu bari bu dee sa sperme daa woyof mu dolli ko ba mu foor bu amul walax njaan yi tax nga mën a am doom mu def ci walax njaan yi tax nga am doom képp ku am jafe-jafe am doom te wàllum sperme waral ko gaawal seeti Serigne Ahmed Bachir Ndiaye ginnaaw boo defee test ba jot say résultat adresse ba di Parcelles Assainies unité 21 en face terrain basket bi téléphone 78 469 24 30 78 469 24 30 képp ku am jafe-jafe am doom ndax wàllum sperme sa jaaxle jeex na jubluwaay ba mooy Parcelles Assainies unité 21 ci Serigne Ahmed Bachir Ndiaye. يا بر يا لطيف يا محال يا ملام ولا يا سلام يا بر يا لطيف يا محال